Dougar TV suñu seen. voilà certains spectateurs Dougar TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey li ñu fi indi woon ñu ngi fii ci Dougar Looseur comme la doon vu déjà terrain bi ak marché bi dañoo associé y a plein d'eau ku xool li xam ne fii amul ay canaux mu doon loo xamante ne naasul kon nañ ci ànd ak monsieur Ousmane Sarr Dione ñu defal ci débat ci Dougar TV wasalaam sama gaay rang muy gaaw. waaw Ousmane gis nañu aussi ren problème inondation yi dafa xaw a yokku waaw ndox mi bëri na trop surtout ma Loosa inondation bi gis nañu ay yenn vidéo yi aussi ñu ngi koy doon seetaan waaw loo waral inondation bi waaw boo wax ñu ngi tuuti waaw fan la jógee cause. voilà merci beaucoup inondation yi wax ci moom yomb na parce que aussi dëkk bi aussi dafa am ndox mi fu muy jaar mooy que ndox mi day jóge côté Potou traversé Loosa traversé Dougar Peulh jël yoon bu mag bi yoonu Diamniadio bi moo tax ñu am problème ak yoon bi aussi beneen bi mooy que boo jógee Diamniadio canalisation bi juste avant ngay dugg Dougar canalisation bi aussi canalisation boobu aussi day yokk inondation bi parce que ndox mi jógee Diamniadio day versé wu directement ci yoonu Dougar bi moo tax inondation bi xaw ñoo sonal mais yoon yi aussi parfois am difficulté ak ndox yi mais ñu ngi ñaan autorités yi aussi vraiment ñu def le maximum ñu am yoon bu baax maanaam ñu goudronner yoonu Dougar bi parce que Dougar li fi nekk actuellement ak population ak nit ak ñi fi yëngatu maanaam wàllum économie je pense que amatul fenn ci commune Diamniadio actuellement parce que am na ñoo xam ne dañ fi yore ay tool am na ñoo xam ne aussi dañ fi yore ay usine am na ñoo xam ne aussi dañuy yore seen liggéeyu bopp te chaque jour dañuy dugg ci dëkk bi te voie yoonu Diamniadio la ñuy jël yoon boobu vraiment les autorités étatiques nañ ci jàpp ñu goudronner yoon bi. waaw aussi gis nañu aussi waaw usines yi aussi waaw pollution usines yi Dougar bëri na usines yoo xamante ni moom amaluñu njëriñ waa Dougar quoi rien que la pollution xeet yu bon yi et puis yooyu yëpp ñu ngi koy nemmeeku ci Dougar waaye moo tax ñu lay laaj monsieur le maire fan la nekk aussi waaw maa lay posé question boobu. je pense que côté boobu aussi ñu ngi koy ñaan mu jàppale ñu ci wàll boobu maanaam usines yi ñu jéem a waxtaan ak ñi ko moom ñu mën a defaraat seen usine ci norme yoo xam ne norme yu bees la parce que buñ ko defaree ci norme yu bees rek je pense que pollution bi ak xeet yooyu xeet mu bon bi dina fi wàññeeku borom usines yi aussi ñu mën a gëstu population bi ñu xam ne li ñu fi yor vraiment mu ñuy sonal boo xoolee usine poisson bi nekk fii juste à Dougar Peulh je pense que pollution bu mag lay def ci dëkk bi te loolu baaxul ci wàllum santé ñun nag ñu ngi ciy xeex guddeeg bëccëg ñun duñu leen may jàmm lépp luñ ci war a def incha allah dinañ ko def lépp luñ ci war a wax aussi dinañ ko wax gars yi mën fee jóge ñu abal ñu suñu dëkk bi mën a fiix daal. ok Ousmane léegi est-ce que maire bi yaa ngi maire bi parce que ki nekk ci zone politique moom defe naa ne yaa ngi jege maire léegi yaa ngi maire bi est-ce que yéen a ngi dimbale population bi ak inondation yeeg wàllum virus bi dina métti dëkk de. ci wàllum inondation yi wax ci aussi dina xaw a metti parce que ndox mi day gën di ñëw rek. et te municipalité bi aussi seen moyens yi aussi mën naa wax ni demeewul noonu parce que yenn yi état moo ko mën a defar maire bi aussi suñu papa la ñu ngi koy ñaan vraiment ñu gën ñoo jàppale ci wàllum inondation yi parce que c'est dur actuellement c'est dur avec ndox yi c'est dur ndox mi paase am na ñoo xam ne aussi sax ñoom dañu ci xaw a am ay lu métti sax. mën naa dégâts yu bari kay moom am na ci bëri gis néeg bu daanu wala gis benn kër boo xam ne même toiture bi sax day naaw yooyu yëpp gis nañ ko fi. moom kay métti na moom. métti na trop léegi li ma lay laajaat mooy parce que li ñuy wax rek politiciens yi xaalis la ñuy wut. bu ñu amee xaalis toog seen kër yi. léegi yow est-ce que foofu yaa ngi xalaat matelas bu nooy bi ngay tëdd est-ce que yaa ngi xalaat population bi ci biti inondation yi xam nga moo ne sa kër ni sa néeg tooy
fees dell ak ndox amoo foo tëdd te pourtant politicien ba nga ne ci ginnaawam di ko dimbale moom ma nga ca néeg bu lal bu nooy tëdd comme ni ko nit ñi di waxee rek politiciens yi moom koo ci jàppale tamit poosam lay wutal est-ce que mbaayoo bokkoo ci ñuy wutal seen poos. man ci wàllum politique man damay def politique développement. mais def ma politique boo xam ne dama ciy gagné parce que man maa ngi ak sama liggéey maa ngi def li ma war di ci gagné bu leew su may politique nag dinaa politique ngir intérêt dëkk bi loolu moo ma ñor leneen ñoruma mais aussi man ku jàppale dëkk bi ma jàppale la ku jàppalewul dëkk bi aussi du ma la jàppale ça c'est sûr moom loolu mooy sama slogan. mais est-ce que summeeku nga tuuti dugg ci biir kër yi xool jeunesse beeg maanaam sa waa koñ nu ñu dëkkeek nu ñu toogee ak ndox meeg lii parce que bu may xool comme dugg kii nu mu tuddati Bougane Gueye Dany borom Sen TV moom summeeku na dugg ci population ku lu ci mel ne ay Kër Massar yooyu xool nit ñi nu ñu toogee mu dimbali leen maanaam comme sapeur-pompier nga mën leen dimbale ci carburant wala moto pompe ak yooyu ñu mën a pomper ndox mi nit ñi ne ci jàmm. man ni ma la wax je suis permanent avec la population de Dougar chaque jour maa ngi ci dëkk bi comme ni ma koy waxee rek dëkk bi rek moo ma ñor leneen ñoruma lépp lu fi xew ci wàllum inondation bi teg naa ci bët gis naa ko li ma ci war nag def naa ko. mais bu nga faloon monsieur le maire Diamniadio kon looy defal waa Dougar parce que gis naa ne Dougar dafa xaw a tardé quoi. yàlla na sa ñaan bi topp ba may sàngoo suuf. noonu laa ko mën a waxee. parce que man dama fonk waa Dougar fonk fi ma juddoo moo tax ni ma ko mën a waxee maire de waxuma ne du fi am de mais incha allah un jour dina ñëw mais yàlla bu defoon tey ma nekk un maire lépp lu ma am biir Dougar ma wax ko nag yëkkati baat bi ci kaw lépp lu ma am Dougar. en tout cas fii nga ko waxee Dougar TV. waaw léegi bu la déggee daal mooy na jeunesse si génn jàppale la te xam ne boo jëlee maire bi moom ñoom ñëpp falaa waxuma la caaxaan man sax sama pensée mooy que dëkk bi képp ku fi nekk da nga war a engagé wu ci wàllum politique parce que politique boo politiqueul ñu politique sa kaw moom nag nañu engagé wu defar dëkk bi. voilà bon comme ni ko sama naataango yi waxee parce que ren dañoo gis ni wàllu inondation dafa sonal waa Dougar te yaakaar naa ne au fur et à mesure que ñuy gën a dem day gën a persister du coup ban solution bu durable ngay lancer ngay proposer à ce que ñu mën a stopper inondation bi comme ñu bañ ko gisati daal même bu fekkee day am tamit mu nekk loo xam ne du mel comme ren. côté boobu li may wax mooy que municipalité bi les agents les techniciens de cette municipalité maanaam municipalité bu Diamniadio nañu wàcc sur le terrain xool yan voie la ñuy jéem a aménager pour que ñu mën a def au moins ay canalisation bu fekkoon ne am nañu benn wala ñaari canalisation yi boo xam ne mën nañu évacuer certaines maanaam fi ndox mi di jaar au moins dina tane par exemple yoonu Loosa bi dem Diamniadio aussi bu ñu xotti woon côté boobu rek sax dina xaw a tane parce que mën nañu wax ne moyen municipalité demewul noonu def ay canalisation yombul mais ñu ngi ñaan aussi ñoom ñu wut ay partenaires yoo xam ne mën nañu leen jàppale ci wàll boobu vraiment je pense que dina baax parce que il est temps que dëkk bi ñu assainir ko laa ko mën a waxee c'est très important ñu assainir dëkk bi parce que dëkk bi population bi fi nekk de 10 000 à 11 000 personnes je pense que ñu fi yeewoo du lu caaxaan. voilà léegi ñu ñëwaat si wàllu pollution comme ni ko Ibrahima waxee sànq parce que gis nañ ne usines yi dañoo jege Dougar de trop et bu ñu seetloo bu baax pollution sax baaxul ci mag koo xamante ma laa xale da ngay gis jigéen ñi nga xam ne mais la plupart da ngay gis ne ñu baal nga si cadre bi après dañuy kii daal fausse couche la ñuy mujjee am du coup comme usines yi est-ce que amal nañu importance est-ce que ñu ngi participer ci développement Dougar parce que bu ma seetloo bu baax ñun daal comme si pollution bi rek lañ ci am daal. très bien question boobu aussi neex na ma trop je pense que tey actuellement man de bi ma nekkee xale ba léegi pour ma dégg avortement sax problème la woon mais jamono ji fi ñu toll nii actuellement
il y a beaucoup d'avortements dans le village actuellement di nga gis ay xale ñoo xam ne dañuy judd sax ñu am ay malformation lan loolu li ko waral mooy lenn rek mooy usines yi vraiment bu amaloon dëkk bi njëriñ damay wax ne amal nañu dëkk bi njëriñ li ma ci gën a metti mooy suñu yaay yi ak suñu jigéen ñu baax ñi dañuy liggéey ba sonn ñu leen di rémunérer yoo xam ne vraiment c'est dérisoire loolu dama koy ñaawlu loolu moom rafetul usines yi daal vraiment nañu xoolaat seen doxalin noonu laa ko mën a waxee nañu xoolaat seen doxalin ak seeni bagage yu yàgg yi ñu changé ko ñu wut ay usines yu moderne vraiment buñ ko amee rek dëkk bi mën a changé tuuti ci wàllum pollution. D'accord, merci. waaw aussi looy wax waa Dougar TV ak boy yi ci nekk jeunesse bi aussi loo leen di encouragé. vraiment dama am mbégte ak kontaante ci wàllu ci li ngeen di def parce que wane na aussi da ngeen am engagement wane na aussi da ngeen bëgg vraiment Dougar TV maanaam ñu am avancement je pense que li ngeen di def nii yàlla moo leen di fay te incha allah di ngeen wax ne Ousmane waxoon na ko incha allah di ngeen gis ay résultats damay remercier monsieur Seck di la remercier bu baax a baax di remercier Aïssatou di remercier Eva di remercier le petit Seck sama élève la woon moom xam na ci dara moom vraiment guerrier la en tout cas maa ngi remercier caméraman bi bu baax a baax monsieur Seck. mais tonton Ousmane balaa ngay tàggatoo tonton Ousmane en tant que homme de culture foo réer gëj nañu la gis. waaw maa ngi préparer bagages yi di préparer la nuit des Halpulaar et des Safen. Je pense que kal boobu laa bëgg décliner gars yi gisaat ay yeneen bagages. kon loolu daal di yomb. damay lancer appel sama xarit sama dëkkandoo sama grand frère muy Baba Mal mu jàpp ci bés boobu parce que du ñu may tukulóor yi dara bientôt incha allah mbas bu metti bi bu fi jógee rek dinañu gën a yaatalaat mbir mi di inviter toute la population Safen toute la population de Dougar ñu accompagner ñu ci événement boobu la nuit des Halpulaar et des Seereer. Événement boobu moom yaakaar naa ne waa Dougar dina rëy ñëw couvrir ko. incha allah boobu nag waa bi passé moom neexoon na trop yaakaar naa ne bii ngay waajal moom moo koy daax. boobu nag waa Dougar TV ci laa leen di jëndal ay caméra bu laa ko mën a waxee. ay caméra yu bees tax. ma may leen ko gratuitement ak ay micro yoo xam ne di ngeen kontaan. ça c'est sûr je vous l'assure. Dougar TV boo xoolee sax loolu mooy signification dugg art TV quoi. art comme que yow da ngay yëngu ci wàllu art. waaw loolu mooy premier sens de Dougar TV quoi. waaw loolu moo ko tax a jóg. bien vrai que c'est une télévision communautaire. boo xamante ne ñu ci audiovisuel bi quoi ñu ngi ciy kii. waaye ñu soxla nañu aussi pour ñuy jàppale sponsor bi aussi bu ñu ñëwee dina baax trop quoi aussi. waaw Ousmane man sama benn dernière question ma la bëgg a laaj rek mooy dégg naa ne da nga yor entreprise est-ce que entreprise bi nga yor mi ngi fonctionné ba léegi wala. wala politique gi daa tax nga teg ko ci suuf. non chaque jour sama entreprise mu ngi fonctionné. maa ngi def élevage. maa ngi def transport. maa ngi def aussi communication boobu sax moo gën a dox parce que aussi souvent ay plateforme dañ may woo ma defal leen ay voix monter leen ay voix ñu fay ma sama xaalis. waaw loolu rek neex na. mais mbaa yaa ngi xëcc jeunesse bi di leen ci jàmm c'est-à-dire nga employé jeunesse bi daal ñu nekk di liggéey. bu baax a baax. parce que aussi boo tegee sa entreprise il faut que am ñoo xam ne da nga leen di employé di leen fay. mbaa jëloo jeunesse ci biti bàyyi jeunesse Dougar gi rek. non ñi may liggéey la plupart samay rakk lañu. samay rakk lañu ak ñenn ñoo xam ne aussi ci dëkk bi lañu dëkk voilà. donc daal tonton Ousmane un homme multidimensionnel la daal. mu ngoog wax nga ko lépp lay yëngu. lépp loo xam ne day génne koom-koom. te ñu teg ko ci yoon. man dama ciy yëngu ñu teg ko ci yoon laa wax. léegi looy lancé sa bokku politiciens yi maanaam jeune politiciens yi ne ci yoon bi bëgg a politique. li may lancé jeune politiciens yi mooy que nañu def politique développement
bañ a toog ne damay def politique damay xaar kële damay xaar kii pour mu jox ma dara un jeune politicien da ngay dem di liggéey di defi politique. maanaam ngay entreprendre daal. jeex na mënal sa bopp. jeex na bañ a xaar lépp ci état. jeex na boo entrepreneur boo defee sa bopp un entrepreneur tu deviendras un entrepreneur ça c'est sûr. mais li ma gën a bëgg ci ndaw mooy ndaw boo xam ne di nga yëngatu boo yëngatoo rek nga doon sama nawle ça c'est sûr loolu moom dama koy wax ci kaw ndaw warul toog di yàccaaral di xaar papa di xaar yaay di xaar xarit. lan nga amoon ay bi ñu laaj la ko te laajuñu la ko. bon li dem ci wàllum santé xanaa. waaw kon développé le bokk. je pense que maa ngi lancé appel maanaam immigré yi Dougarois yi nekk à l'extérieur ñu bañ a fàtte poste santé bu Dougar ñu bañ a fàtte que poste santé bi soxla na ay médicaments poste santé bi parfois mu soxla ay matériels yoo xam ne vraiment maanaam ñi fay liggéey dañ koy soxla lépp loo xam ne am nañu ko à l'extérieur nañu organiser wu di jàppale poste de santé du Dougar parce que moom la ñu am te santé boo ko amee rek am nga lépp te dañ bëgg suñuy yaay yi mën a faju suñuy papa yi mën a faju suñuy doom yi mën a faju suñuy rakk yi képp koo xam ne Dougarois nga aussi ngay faju ci anam yoo xam ne anam yu baax la moo tax may lancer appel boobu. mu nekk lu am solo parce que comme ni ñu koy waxee rek la santé avant tout te yaakaar naa ne moom dañ cee war a jàpp bu baax a baax parce que temps yi rek maa ngi doon dégg ñu naan am nañu benn sage-femme bu bees te ñu ngi doon lancer benn appel pour ñu tabaxal ko benn endroit fu muy kiwee daal fu muy liggéeyee di woo jeunesse waa Dougar yëpp pour ñu ñëw jàpp ci loolu parce que mbir bu am solo la aussi. sage-femme bi ñëw na sax affecté nañu ko actuellement. gis nga sage-femme bi bu ñëwee et puis amul local bi ñu koy loger actuellement mais doomi Dougar yi ñun ñëpp ñoo ci taxaw ba actuellement ñu ngi def construction bi benn salle ak benn bureau boo xam ne mën na def consultation bi fii ci salle bi beneen bi aussi mu recevoir malade yi di leen consulter foofu ci salle boobu en attendant que municipalité bi mën ñoo defal construction laa wax ci kaw laa koy waxee de municipalité bi mu defal ñu construction maternité bi parce que c'est très important. message bi moo xam yaakaar naa day jàll. c'est très important. waa léegi man problème boobu li ma ciy dolli rek mooy ana meeru Diamniadio parce que yaakaar naa boo nekkee maire war nga mën a dugg ci biir gox yi xool lu ñu manqué nga dimbali leen ci dooma ne bi mu faloo ba léegi defalul dara Dougar. dina doy waar ma waxee côté boobu parce que aussi nit yi buy def da ngay wax te yàlla tax vraiment actuellement def nañu lu am solo ci poste de santé bi lu am solo parce que aussi maire bi ak municipalité bi fexe nañu ba vraiment bâtiment yi nekk ci poste bi ñu nekk ay bâtiment yu adéquat et puis am ay jumtuwaay yu taxaw beneen bi aussi commencé woon nañu construction maternité bi mais dafa am arrêt ñu ngi ñaan le maire mu jàppale ñu ci loolu ba bâtiment bi mën a taxaw sage-femme bi am fu muy loger pour que suñuy jigéen ñi mën a faju parce que dëkk bi aussi laaj na loolu. léegi yéen problème boobu yéen naka la leen mën a dal lu toll ni Dougar amul benn hôpital bu mag maanaam fu xam ne jigéen ñi bu ñu jàkkee mën faa jubali dem au lieu de case de santé lu tax amul hôpital bu mag xanaa politiciens yi nekk fi dañoo amul doole wala daal lan la. non du wàllum politique boo jëlee santé du wàllum politique dafa am maanaam. non c'est-à-dire bu ma nee politique. mooy ñi jege nguur gi tuuti maanaam xanaa ñi jege nguur gi tuuti xaw ñu am doole boobu noonu ñi nga xam dañuy mën di toog ak maire bi di waxtaan ak ne ko fii lii moo fi manqué fii lii moo fi war a am. d'accord moo tax ma waxee la du wàllum politique xam nga hôpital du n'importe qui lañ koy jox. gis nga hôpitalu Diamniadio moo fi nekk centre de santé te dafa polarisé muy Dougar muy Sébi. muy Yène muy Bargny muy Sébikotane muy Sendou yombul hôpital ñu am hôpital mais mën naa wax ne xanaa ñu gën a renforcer poste de santé bi loolu laa ko mën a waxee parce que il faut que nga am lu bëree bëri ci wàllum maanaam population ñu mën laa adopter benn hôpital yombul. waaw sa dernier message nga lancé ko jeunesse Dougar comme ça ñu gën a gëm seen bopp aussi.
souvent lañ fay bàyyi dispensaire yi di dem feneen. gis nga côté boobu li may wax il faut que ma wax tuuti Saafeen parce que man fépp fu ma dem man dinaa yëngal sama xol ci wàllum Saafeen bon ni ma ko mën a waxee mooy que mi ɓeeɗu comme ci dogal jen ani ka saafi mi ɓeeɗu ko ba gën ki góorgóorlu nga wàllum liggéey ba gën ki am ndox kurki woy sam doga pour que kurki woni nga norme ci kurna ko mi ɓeeɗu jeune ci jan dif am kurki dif am rek na difay raake ni dif waat ñu na wax daal kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di remercier téléspectateur Dougar TV tey seen émission xalaat bu rafet tey kii la ñuy dalaloon monsieur Ousmane waaw di Ousmane opérateur économique un leader d'opinion de Dougar tey moom la ñu dalaloon di jaajëfal téléspectateur Dougar TV aussi di leen wax aussi ngeen yokk abonnement yi aussi di remercier sama naataango di Aïssatou Ciss ak Eva Diouf ak caméraman ak ñi mu àndal aussi ñu nekk ci ginnaaw Dougar TV aussi ñu leen di remercier beaucoup suñu invité avec sa modestie aussi waaw sa disponibilité ñu ngi koy jaajëfal bu baax ba di rafetlu tout aussi Mamadou aussi maa ngi koy féliciter di ko Dougar TV suñu seen